asalaamualeykum askanu Thiès maa ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ci nekk rek turam ak santam di nuyu suñu mbokk yi nga xamante ni ci biir réew mi ak bitim réew yépp jamono bii ñu ngi ñuy bàyyi xel waaye di nuyu public bi nga xamante ni ñëw nañ déglu suñu fekkee suñu waxtaan waaye ma nuyu bureau municipal bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom it fekke ci suñu waxtaan ma woote woon waxtaan wi jëmale ko ci Thiès ginnaaw bi nga xam ni élection 23 janvier jàll na fi Thiès wóoluñu teg ñi ci bopp mairie bi ma dellu gërëm bu baax a baax waa Thiès yépp ci kóolute boobu ci yaakaar jooju te ñu xam ni lu rëy rëy la ci ñun kon ñi ngi ci gërëm waa Thiès yépp te di wax waa Thiès lépp lu ñu man walla ñu xam ko dinañu ko def ngir suñu dëkk bi jëm ci kanam waxtaanu tey wi dafa am objet li tubaab di wax lu ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy bi ñu dénkee dëkk bi ñu ñëwee ak léegi ñu ngi toll ci ñetti weer ndaxte ñi ngi ñu installé préfet ñu ngi ñu installé le 11 février 2022 le 18 février ñu def passation de service boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bi ñu tàmbalee liggéey boobu ñu fekk fi ay jafe-jafe yu bari ci dëkk bi dinaa ñëwaat ci objet conférence de presse yu état des lieux mais bi ñu ñëwee li ñu jëkk attaqué mooy le cadre de vie ndax dañu seetlu ni Thiès naam turu ville la yor waaye Thiès est tout sauf une ville bu Thiès des villes deuxième ville du pays capitale régionale am aéroport autoroute bi jaar ci wetam am université mais dëkk bi ci boppam nuruwul ak ville ñu ni cadre de vie boobu mooy suñu premier objectif ndax mooy mission primaire une collectivité locale ñu fekk dëkk bi tilim acte bi ma jëkk a def bi ma ñëwee maire ñi ma jëkk a seeti mooy waa UCG waxtaan ak ñoom ni leen mën naa accepter lu ne ci dëkk bi sauf dëkk bi nag moom dafa tilim daf ko yitte bu baax a baax action bi ñu jëkk a lancé mooy opération de nettoiement et de désencombrement opération bu xawoon na diis trop ci wàllu la ca waroon a dem ci ay moyens mais yàlla dimbali nañu réussir nañ ko ak ay partenaires ba tey jii ku yeewoo Thiès boo duggee ci dëkk bi gis nga ni dëkk bi mi ngi gën a set waaye suñu ambition raw na loolu ci dëkk bi ndax suñu personnelu FERA renforcé nañ ko dinañu am 250 agents FERA ñu boole ko ak lu UCG am suñu yéene mooy
ci kaw tali bi butul amati sax suuf waxuma la ak leneen. Thiès ville propre ñu commandé une centaine de bacs à ordures ndax bi ñu ñëwee dëkk bu mel ni Thiès ñu ne amul poubelle ñu bokk programme boobu ak UCG tey jii ci biir dëkk bi am na ci ay barab yoo xamante ni def nañ fa ay poubelles yu mag mooy 660 litres yi ca bu ñu yam foofu ñu bëgg dëkk bi set waaye ñi bëgg it dëkk ville dafa am ay espace vert yooyu ñu gisoon ni dañ ko privatiser ay boroomi alal récupérer ko di fa def seeni activités ñu nekk ci xeex bu metti pour récupérer espace vert yooyu delloo ko Thiès. Inondation yi aussi ñu liggéey ci anticiper ko boole ko ak bokk ko ak 3 maires yépp ñu dem sur le terrain waxtaan ak population yi waaye bokk ko ak université yi ñu dem ensuite ñu def beneen journée de synthèse def ci ay propositions yu concrètes di waajal inondation yooyu def ay activités pré-hivernales yoo xam ne curage am na ci yoo xamante ni saupoudrage la am na lu toll ci 12 machines moto pompe yoo xamante ni man personnellement en tant que maire de Thiès engagé wu naa pour jënd ko ngir ñu waajal hivernage yooyu. Éclairage bi aussi ñu ngi koy waajal bu baax ndax gis ngeen dëkk bi ni mu lëndëm man maire laa boo xamante ni guddi gi damay génn di xool dëkk bi keroog jouru korité bi dama génn ma dem place de France mais dama rus dëkk bu toll ni Thiès lëndëm bi mu lëndëm ñu ngi ciy lancé marché bu am solo pour ñu fas yéene dëkk bi aussi daal di set bu daal di leer ñu ngi waaj a lancé aussi benn opération activité pavage bu mag parce que dañu bëgg a changer visage u Thiès et programme pavage boobu yéene bi ñu ci am bu ñu ci yàlla dimbalee jàpp naa fii ak at yu néew di ngeen gis ni Thiès changé na. loolu ci yenn rek la ci yenn activités yi nga xamante ni am nañ ko muy yoo xam ne commencé nañ ko ngir bëgg dëkk bi gën a xar kanam dëkk bi gën a taaru waaye li waral jataay bi yépp tey du sax loolu du def bilan waaye mooy ma wax leen man bi ma jëlee dëkk bi lan laa fi fekk bi ma ñëwee dama def lu audit boobu ba léegi may jàngat dëkk bi di jàngat document yi di jàngat li ma fekk ci dëkk bi document audit boobu bi ma ci jotee naam am na lu ma ci yaakaaroon sax ci yorin wu bon ci yorin wu sellul waaye yàqu-yàqu yi wax dëgg yàlla fi ma ko fekk moo ëpp li ma gis moo ëpp fi li ma foogoon musuma woon a jàpp ni yàqu-yàqu yi ak seen niveau bi loolu nag bu amee ñu bëri nee nañ ma bul wax waaw ñu bëree bëri nee nañ ma bul wax ñu bëree bëri ñi ngi teg pression ci man pression bi fu ne ñu ngi fay jóge waaw y compris ñoo xamante ni maak ñoom ñoo bokk coalition Yewwi Askan Wi parce que léeg-léeg nga gis borom doole mu jàpp ni xam benn leader bu nekk ci coalition bi mën na tax peut-être docteur Babacar Diop yu def liggéey mu dem gis ko wax ak moom mais li ma gis mënuma ci noppi wala su ma ci noppee man dinaa nekk complice waaw dëgg ak yaakaar moo taxoon waa Thiès wat fal ma dëgg ak yaakaar ak njub la waa Thiès yaakaar ci coalition Yewwi Askan Wi moom lañ ci yaakaar ci taxawaay boobu tey laa ci gën a engagé wu lu ma ci góobe gaal dinañ ni dafa ubbi front yu bëri front yi dina bëri ndax njubadi gi moo bëri dina ni dafa ubbi ay front yu bëri moom dafa bëgg a xeex moom dafa bëgg xuloo xeex dina am xuloo dina am ndax yàqu-yàqu yi ci dëkk bi moo bëri loolu dinaa ñëwaat wax leen li xew ci dëkk bi wax leen yan matukaay aussi
lañ ci fas yéene jël xaxaruñu kenn amuñu problème it ak kenn amuñu xaar ma yàlla aussi ak kenn xaxaruñu kenn xeexuñu kenn amuñu xaar ma yàlla ak kenn benn interlocuteur rek lañu am muy population Thiès ma waatal leen ni population Thiès boobu laa wax de tant que je serai maire de Thiès je défendrai les intérêts de cette ville moo tax dinaa waxtaan ak yéen ci personnelu ville bu Thiès ndax askanu Thiès dafa war a xam ndax man dama bëgg a liggéey ci transparence ci reddition des comptes muy wane ni jataay bu mel nii ak yeneen yu mel nii dinañ koy faral di def ak di rencontrer yenn association de jeunes yi waaye aussi ak participation citoyenne dafa am ay mouvement ay jeunes yu nekk ci dëkk bi ñor leen te ñooñu du ñu ay conseils municipaux mais dañ leen a war a boole ci liggéey bi ndax am nañ ay xalaat yu rafet muy chef de quartier yi la muy bàjjanu gox yi lañ muy ay organisation citoyenne yu mel ni forum civil ak yeneen participation citoyenne boobu lu am solo la ci ñun ni ñu gisee mbir yi su ngeen seetloo personnelu ville de Thiès ci 2019 ba 2019 personnel boobu mi ngi toll woon ci 58 employés permanents maanaam 2019 boobu ba 2020 personnel boobu mi ngi toll woon ci 58 2019 laataa 2020 bi di jeex ñu yóbbu ko ci 78 employés permanents avec benn masse salariale qui tourne autour ci début 2019 117 millions boobu mujj dem ba 187 millions avant 2020 bi di jeex ci masse salariale boo xam ni Thiès dina leen ko fay ci 2020 ak 2021 mu jóge ci 78 employés permanents ci 31 décembre donc 2021 mu dem ci 116 employés permanents 116 employés permanents masse salariale bi jóge ci 187 millions dem ci 230 939 777 francs maanaam 230 millions yoo xam ni Thiès da koy fay ci ay salaire li tax may taxaw ci loolu mooy personnel boobu ay contrat durée indéterminée lañ leen defal lu matul ñaari at daanaka dañ ko doubler mais biñ leen di jël li ci ëpp teguwuñ woon ci soxla si dëkk bi ci besoin dëkk bi waaw soxlawu ci woon tey jii rapport yëpp wane na ni ñi saytu mairie bi yëpp wane na ni li xoj dëkk bi li xoj Thiès mooy masse salariale boobu 230 millions yoo xam ni dañu koy génne di ko fay ay salaire mu diis trop ci Thiès diis trop ci mairie bi ca xoj bu baax a baax mairie bi ca li ëpp ci personnel boobu ñi ngi fa mais liggéey bi li koy doxal dëgg-dëgg soo ko jëlee génnul lu mat 20 personnes ça veut dire quoi de manière plus concrète des gens payés à ne rien faire loolu li ko waral mooy municipalité ci Sénégal mairie ci Sénégal tradition bi mooy clientélisme politique casé moo ko indi loolu ba tey jii ñi nga recevoir ñëpp wala rapport yi mooy le personnel au niveau de la mairie de ville de Thiès am na ay contrat yu ma fi fekkoon contrat yi moom c'est plus simple décision yi ma ci jël mooy du ma renouveler benn contrat depuis bi ma ñëwee ak léegi
et loolu pour que mairie bi mën a souffler ndax mairie bi mënul di liggéey rek pour ngir fay ay salaire suñu jëlee ci wàllu koom muy gestion financière suñu xoolee recettes yi nga xamante ni prévoiroon nañ ko ci 2021 bi levé ko mi ngi toll woon ci 3 milliards 33 millions 3 milliards yoo xamante ni 33 millions 499 561 francs Thiès mujjul encaissé lu dul 990 millions 739 643 francs muy un taux de recouvrement qui tourne autour de 32%. loolu mandarga la ci néew doole bu mairie Thiès néew doole ndax bu ñu nee suñu budget mi ngi toll ci 1,8 milliard waaye xam ngeen ni dëkk bu toll ni Thiès deuxième ville du Sénégal capitale bu toll ni Thiès ñu ni budget mi ngi toll ci 1,8 milliard loolu honoré wuñu 1,8 milliard taux de recouvrement qui tourne autour de 32%. muy un manque à encaisser qui tourne autour de 2 milliards 42 millions 759 918 francs CFA. te loolu mën na gën a métti li tax mu gën a mën a métti surtout l'année prochaine mooy gouvernement bi dafa am benn fonds bu muy wax le fonds PACASEN muy dimbali Thiès yi dimbali maire yi fonds boobu dañ ko nar a perdre l'année prochaine lu mu néew 250 millions la lu tax ñu nar ko perdre mooy le budget dañ ko war a voter avant le 31 décembre équipe bi fi nekkoon voté wul woon le budget bi ba ñun bi ñu ñëwee la ñu jël budget boobu pour voter ko bi ñu ñëwee lañ koy doog a voter ca fonds PACASEN boobu boo voté wul budget bi da nga koy ñàkk ñi ngi def ay pexe ñu waxtaan ku ñu xam ku mu ci mën a jàpp nga jàpp ci waaye lu toll ci 250 millions Thiès nar na ko perdre ci budget l'année prochaine ku ñu ci mën a jàppale rek nga jàppale ñu bépp doomu Thiès it fu mu mënti nekk mu mën ñi ci jàppale lu toll ni 250 millions Thiès soxla na ko ndax am na fu mu mën a dem ci biir dëkk bi suñu jëlee bor yi ci dëkk bi bor yi mairie bi mi ngi toll ci 783 millions 642 914 francs 700 millions de bor ci mairie boo xam ni sa budget 1 milliard et quelque ci ay bor yooyu ñetti catégorie am na ci lu ñuy wax des dettes déjà visées par le receveur dettes yoo xamante ne engagé nañ ko visé nañ ko fay rek daanaka moo ci des mi ngi tourné yooyu ñu ngi toll ci 91 millions 418 040 francs am na ci ay bor yoo xamante ni engagé nañ ko waaye visé guñ ko yoo xamante ni fekk nañ ko fi mi ngi toll ci 352 millions ay bor 861 232 francs am na ci bor yoo xamante ni contentieux la yoreel nga ma waaye indil juste lu ko justifier lii maire bi moo ñu ko yoral contentieux boobu mi ngi tourner autour de 339 millions 362 642 francs loolu aussi ay bor la yoo xamante ni mairie bi yoreel na ko ay entreprise yoreel na ko ay nit waaye bor yooyu audit bi am na leneen lu mu ci waneew bor yooyu du noonu lañ koy fayee de parce que audit dafa wane ni léeg-léeg nit ni yoreel nga ma suñu ko woowee ñu def suñuy enquête papier ya muy indi ak li ñuy déclarer dañuy gis ni
bokkul entre li fournisseurs yi di wax ak li nga xamante ni moo nekk papier am na ci lu ci lëndëm yu bëree bëri yoo xam ne bor yooyu duñ ni rek yoreel nañu bor Thiès 700 millions ñu ni dañuy ñëw ku indi sa papier ñi fay ko yooyu dina am càmbar bu leer a leer boo xamante ni dinañ ko def bala ñuy fay bor yooyu. bu loolu weesoo dafa am lu ñu tudde propriété communale. Propriété communale mooy loo xamante ni espace la maanaam terrain la mën na am terrain bi am lu fa nekk mën na am terrain bi dara nekk mais terrain bi Thiès moo ko moom mooy ville de Thiès moo ko moom. Ville de Thiès moo ciy dogal moo xam dafa am lu mu fay def moo xam da koy louer daf ci am ay barab yoo xamante ni Thiès daf ko louer ñooñu di fay ñooñu ñi ngi dugal ci dëkk bi at mu jot 13 975 000 francs dinañ ko dugal ci dëkk bi. Propriété communale boo xam ni Thiès moo ko moom ville de Thiès di ko louer ñi ngi dugal ci dëkk bi lu toll ci 13 975 000 francs mais 13 millions yooyu sarax la sarax et je vais être très clair sarax la ñuy jox Thiès ci 13 millions dafa am benn décret bu président de la République signé muy le décret numéro 2010-400 du 23 mars 2010 bu fixé am na ay espace yoo xamante ni ci Thiès ku fay louer ñaata nga war a fay le mètre carré ñi ngi war a fay le mètre carré 40 000 francs le mètre carré par an 40 000 francs le mètre carré par an dinaa ci ñëwaat. Propriété communale bi mi ngi dugal 13 975 000 francs CFA par an alors que bu fekkoon ñooñu fay nañ li ñu war a fay Thiès dëgg ñu toppatoo mbir moomu lañ war a fay ñu war ko fay Thiès lu mu néew néew Thiès waroon na cee gagné 426 520 000 francs 400 millions xool leen 13 millions ba 400 millions ci ay boroomi alal ay sociétés yoo xamante ne ay milliards la ñuy def chiffre d'affaires la ñu ko loué ñu toog ci barab yooyu dinaa leen ci jukkil yenn bi ci jiitu mooy Sonatel parce que damay wax ak yéen lu leer da ngeen a war a xam seen dëkk bi fan la toll seen alal fan la toll yan loxo ngeen ko teg ñi ngeen ko teg ci seen loxo ñan lañ ko luye ñiñ ko luye ñaata la ñuy indi ci dëkk bi moo tax ma ciy wax nee naa nag pression bi bëri na ñu bëri nee ma bul wax ci lii ñii ay boroomi doole fii mais kenn mënuma tee wax ku dul suñu yàlla suñu borom lu ma ci góobe gar Thiès jaral na ma ko wax naa benn nit bu ñëw di ma découragé naan ma dëkk bi dafa ba ay boroomi doole ma ne ko sama diggante ak waa Thiès bu ci safara doxoon suñu diggante ma traversé safara bi dama wuti waa Thiès